benn waxtu ci télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru benn waxtu dina bokk ci la ñuy waxtaane tey travailleurs ADS du Sénégal liggéeykat yooyu nekk ci aéroport yi nag ñooy sàkku ci kilifa yi dogal bi ñu jël wàññi seen koppar ñu dàkkal ko su ko mooy rek loole mën na leen jural ay jafe-jafe loole aju ci financement seen ay activité ak itam lu aju seen payoor beneen boor ñoo xamante ne rek foofu ñuy nemmeeku ay liggéeykat yu sàkku ci kilifa yi ñu jàppale leen muy artisan yi feete ca diwaanu Ziguinchor ñooñu di fàttali njiitu réew mi digge ba mu fa bàyyi woon gannaaw bu muy amal ab tukki nemmeeku mu doon sàkku rek ci ñi nga xam ne ñu jàppale ko ci loolu sax mu façon yéene tabaxal leen li ñu duppee centrale d'achat Amnesty International ñoom li ñu bëgg rek mooy ñu bàyyandi doomu Mauritanie bi di Mohamed Ould Khatir kooke nag nekkoon ab blogueur foofee ca Mauritanie ñu tegoon ko loxo am na tey juróomi at yoo xam ne rek mu ngi ci kaso gi ba tax na rek ay kuréel yu xeex ngir ak yelleefu doomu aadama yi booloo ngir fexe rek ngir ñu mën a bàyyandi kooke jamono jooju ci wàllu politique réunion bureau politique bu AFP ñooñee di fësal rek seen jàppale ki nga xam ne mooy président Macky Sall wante nag ñu doon sukkandiku seen ndaje rek ngir sàkku ci nguuru Sénégal ñu def seen kem kàttan ngir mën a leeral lépp lu aju ci wàllu or ak yeneen yi nga xam ne rek ñu ngi koy génne fii ci Sénégal rawatina lépp lu aju ci wàllu pétrole ak gaz mbokk yi looloy ponk yi boo leen taaxirloo tuuti ñu faram-fàcce. mbokk yi asalaamaaleykum daleen ak jàmm ci xibaaru benn waxtu yi ni ñu ko waxee léegi ci ponk yi ADS travailleurs aéroport du Sénégal nekk ci ay jafe-jafe nag di sàkku ci seen ay kilifa ñu taxaw leen liñ ci waral nag dañu gis ne rek koppar bi ñu leen daan jagle at bu nekk dañ ci wàññi lu am solo ba tax na rek ñuy ragal ne atum ren ji soo moyul dinañ ci am ay jafe-jafe ndax loolee moo leen duñ may ñu mën a financer seen ay activité wala sax lépp lu aju woon ci seen i payoor ñu gis ne rek xaalis bi lu ci ëpp jamono ji dañ ko jagleel ñu feete foofee ca Blaise Diagne bu Diass ba tax na rek ñuy sàkku ci kilifa yi ñu xoolaat lii la doxalin soo moyul lekk dinañ am ay jafe-jafe Aïssatou Paye taseeg ñoom andi ci ak Amadou Ba. liggéeykatu ADS yi maanaam aéroport du Sénégal taxaw nañu teel nag ngir artu ndaxte ci budget 19 milliards biñ leen doon jox wàññi nañ ko bu bëri ñoom nag ñu koy ñaawlu. président de la république biig ci guddi bi mu dellu si 3 heures du matin la wàcc fii ay agent ADS ñoo toog di ko xaar feu de balisage lépp di tàkk lépp di normal kon yo jëlee nañ fi activité d'exploitation yi mais gestion bi c'est toujours ADS. président fi lay wàcc ganam yi fi lay wàcc leneen li fi lay wàcc charge yi continuer leen ngeen jël ko ma jox leen 2 milliards 5 loolu xel mënu ko nangu boole 10 aéroports yu nekk ci Sénégal. ñu duut baaraam itam ay jafe-jafe yoo xamante ne seen ay liggéeykat dinañ ko am. ñu toog prestataires yi di am problème temporaires yi di am problème travailleurs yi nga xam ne ñoo fi nekk décarcassé wu ba aéroport Diass ubbi ñu bëgg leen mettre dans des difficultés yu mënul nekk mode de financement bi ko mën a régler nag. mooy ñu jox ñu ay redevance yoo xam ni tey bu jógee ci aéroport Laas wala muy redevance ci côté sûreté buñ ci yokkee liñ ci war a yokk par décret présidentiel buñ ko joxee ADS mu régler problème définitivement dootu ñu xam situation biñ nekk tey. ci kàddu nag coordonnateur bi li gën a nar a sooxee ADS bokk na ci itam compagnie ñi nga xamante ne yoreel nañ leen xaalis. am na fi compagnie yoo xam ne dañu yoreel xaalis ADS ci fii ñu toll. buñ leen bloqué au sol ay intervention la ñuy def pour que ñu bàyyi leen ñu dem continuer ñun tey bu ñuy def ay mission ci aéroport yi compagnie yooyu dañ ñuy demander yéen ADS fay leen cash loolu aussi intervention yooyu di ci am lu ñu war a dakkal la. ñu yore nag gestion wu aéroport Sénégal yëpp ñu gis ne faaw ñu gën a taxawu leen bu ñu bëggee bañ a nasaxal seen liggéey. Aïssatou Paye ñu desandi kilifa yi nga xam ne rek ñoo yor lépp lu aju ci wàllu aéroport fii ci Sénégal ñooñu di rafetlu jéego yi nga xam ne aéroport international Blaise Diagne jot nag def gannaaw ba mu fêté anniversaire am na tey benn weer bu ci tegu ñooñu nag ne am na li ñuy duppee
certificat aérodrome loolu rek di rafetlu liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy amal foofule ba tax na rek ñu gis ne loolee dina gën a tax ñi doon faral di ñëw wóolu fi nga xam ne rek mooy aéroport Blaise Diagne bu Diass ñu teewlu ci yoolee ki nga xam ne rek mooy ministre des transports aériens Maïmouna Ndoye Seck. dañu ubbi aéroport bu bees décembre 2017 matagul sax at ANACIM mi nga xam ne moom lañ fi teg pour mu xool ndax li réglementation bi OAC yi définir ne noonu la aéroport wala doxe wala noonu la compagnie war a doxe wala acteur bu ne ci transport aérien nii la war a doxe mu saytu est-ce que règle yooyu gestionnaire bi respecté na ko ci aéroport ñuy rafetlu nag tey jii ñu joxe certificat bi te matagul at ba aéroport bi ubbeek léegi ci projet phare yi daf ci am benn boo xam ne dañ ko tuddee hub aérien sous-régional hub aérien sous-régional boobu nag dafa am ñetti pàcc bi ci njëkkoon mooy ne nañu ubbi aéroport bi defe naa ne def nañ ko tey jii ñu ngi naan ñu ngi koy jox baccalauréat beneen bi mooy nañu fexe ba commencer compagnie aérienne boo xam ne dina dëgër ñetteeli pàcc bi mooy defaraat aéroport yi ci biir dëkk bi ndax suñu bëggee am hub Dakar il faut que nit ñi di mën a jóge ci yeneen régions yi di ñëw waaye di jóge ci yeneen dëkk di ñëw dañu bëgg a jóge ci bañ koy def xëy na 1,5 million wala moins de 1,5 million de passagers lañ amoon ñu ne dañu bëgg feek 2023 ñu am 5 millions de passagers 2035 ñu yegg ci 10 millions de passagers. ci dem ba ca diwaanu Ziguinchor wax ci artisan yi foofee nag ñuy xaarandi rek ci njiitu réew mi lim leen digoon loolee aju woon ci li ñu duppee centrale d'achat mu leen di may rek ñu mën a amal seen liggéey bu baax a baax ñooñu nag gis ne xiro ngaayo bi fa nemmeeku woon am na atum ren ji fanweeri at ak juróom loole nag dafa amoon lu bëri lu mu gàllankoor seen liggéey ñu gis ne rek ak tuuti njàppale mën a tax yenn jafe-jafe yi ñu mën ko fàtte ñu teewlu kenn si ñoom di seen président Abdoulaye Diakha bi lay wuyoo ci micro Boubacar Diassi. fii aussi ay yeneen problème yi nga xam ne yàgg na fi pendant presque 30 ans mooy problème mu artisan yi nga xam ne ñu ngi si village artisanal parce que ñoom tourisme la ñuy dundee te xam ngeen ne problème yi ñu jànkonteel fii si région Casamance depuis booba touristes yi gëj nañ di ñëw village artisanal mu indil leen ay jafe-jafe ba mënatuñu dund seen métier. voilà donc boole ci aussi interdiction de coupe bois bu président jël ñun rafetlu nañu sax dañu rafetlu sax interdiction de coupe bi parce que c'est pour sàmm suñu àll président lu mu ñu wax nee na buggul Casamance mel ni Matam wala mu mel ni Louga parce que foofu àll amu fa àll bi dafa jeex donc nee na vraiment ñoom dina def kéemtulaay kattanam pour mu sàmm àll Casamance te bëgg na ñaan nañu pour ñu jàppale te dañ ko jàppale bu soobee yàlla donc. mais nee nañ ko nag degré boobu même bu dee sax lu baax la mais am nay gàllankoor yu mu indi beneen segment wu artisanat muy menuisier ébéniste ak charpentier yi mooy ñi defar gaal yi parce que am nañu ay jafe-jafe pour am ay bant donc ñun bu ñu dajee ak moom dañu ko defal ay proposition de solution mooy maanaam si mise en place centrale d'achat si communes yi nga xam ne décret bi mu ngi foofu en vigueur. dañuy desandi rek foofee ca Ziguinchor bi yoon nag ñu wax ci ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu njënd ak njaay ministère du commerce jóg na taxaw ngir yombalal leen liggéey bi ci loolu nag ñu amal foofee ab plateforme bu leen di may képp ku soxla registre de commerce dootu am benn jafe-jafe bu ko defee rek niñ ko daan lijjantee gën a gaaw ñu teewlu kenn ci ñoom di kilifa yi ci micro Boubacar Diassi. indi fi jumtukaay boo xam ne dinañu may li ñu wax registre commerce ak crédit immobilier bi nga xam ne ñi nekk ci njënd mi ak jaay mi dañ ko war a am li ñu wax nii na yaa ñu nekk ci commerce gi ñëpp xam nañ ko lu obligatoire la pour am ko nag da nga daan ñëw tribunal xaw fee yàgg ba pare ñu koy bind ci registre parfois nga enregistré ba pare ñëwaat 2 mois bugg a amaat copie mu réer léegi loolu yëpp daal mooy li nga xam ne nii moom lañ jël def ko ci benn jumtukaay boo xam ne bu xarañ boo xam ne nii léegi soo doo taxaw lu yàgg da nga yegg si rek ñu enregistré la après ba pare mu am sécurité boo xam ne nii du ñun rek sax Sénégal pays membre OHADA yëpp la boo xam ne dina yokk ngëm-ngëm yi ñi nga xam ne ñu ngi investir dina am fiabilité dina am célérité boo tax ne bi tax ne ñëpp dinañ ko mën a utiliser. amuñu policiers yu doy amuñu médecins yu doy amuñu magistrats yu doy amuñu greffiers yu doy loolu xëy na mun na tax ñu njort ne looloo tax mbir mi di xaw a yéex moo tax léegi ñu bëgg a utiliser technologie pour li ñuy ñàkk ci ay nit ci magistrat ak greffier ñu yokk ko ci ay
jumtukaay yoo xam ne mi dina tax liggéey bi gën a xarañ gën a gaaw te loolu du pour magistrat yi du pour greffier yi du pour état du Sénégal pour citoyens yi la ak pour usagers de la. dañuy dem ba ca diwaanu Paris foofee nag doomu Sénégal yu fay yeewu ñooy sàkku ci kilifa yi nekk fii ci Sénégal ñu yombalal leen rek liggéey bi maanaam képp koo xam ne da nga ci bëgg a investir wala sax nga def kem kàttan ngir bërëb bi nga bàyyeekoo mun a suqaliku ci loole nag gis nañ ne kilifa yi war nañ gën a dëggal seen taxawaay ci lépp lu aju ci mbiru forage hôpital wala école yi looleen ñu xamle ko gannaaw seen ndaje bu ñu fa doon amal ci teewaayu Ibrahima Camara. mbootaay bu ñu duppee MDP jóg ngir suqali seeni gox yenn sa costef ba bàyyi ko Sénégal oriental bëgg nañu nguur gi gëstu seen gox yooyu lay ne si penkub Sénégal. On souffre de problèmes d'eau, on souffre de problèmes de route, on souffre. suñu gox yooyu amuñu ay jumtuwaay yu suñu doom yi mën a jàngee maanaam ay l'école amul ay dispensaire amul ay forage yu ñu mën a amee ay ndox mu mucc ayib ak ay jumtuwaay yi nga xam ne daal dëgg-dëgg soxla nañu ko foofee. Il m'a vraiment écouté. Il était vraiment sensible à ça. Il nous a aussi promis, il nous a aussi pris acte. Notre doléance. naka jekk émigré yooyu dañuy dajale seeni loxo ngir taxawal ay jumtuwaay yu néew. ñun suñu bopp ñoo doon liggéey ñun émigré yi nekk fii ñoo doon rassembler di cotiser wala ñu def ay événement pour di jaay ay lekk wala affaire yooyu pour am xaalis boobu moom la ñuy yónnee suñu dëkk si xaalis boobu la ñuy tabax yenn écoles yi mais xam ngeen bien bu baax. que ñun am nañu limite am na fi nga xam ne mënuñu ko def loolu gouvernement rek moo ko mën a def. ay at a ngi ñuy xeex ngir maanaam jafe-jafe yooyu gox-goxaan yi di jànkonteel ñu mën koo saafara da mu gën a gaawe kon nag ñu rappeler aussi ci président de la république que ñun kat ñun dañ ko jàppale dañ ko mas di jàppale kon nag tey jii war nañoo xalaat ngir élection yii di ñëw kat. mbir mi di yàgg xelu doxandem yooyu ne ci seen njaboot gi ñu bàyyi gannaaw ñu bëgg it ñu am ay jumtuwaay yu mucc ay yu mënta ñàkk. Ibrahima Camara ñu dellusi fii ci Sénégal wax ci mbiru blogueur bi di Mohamed Ould Khatir nga xam ne dañ ko tegoon loxo foofee ca Mauritanie. am na atum ren ji juróomi at ci loole nag Amnesty International ànd ak ay kuréel yuy xeex ngir ak yelleefu doomu aadama booloo fii ci Ndakaaru rek di sàkku ci kilifa yi ñu def seen kem kattan ngir bàyyandi ki nga xamante ne rek dañu jàpp ne liggéeyam rek la doon def Suzanne Seck teewoon na ndaje bi àndi ci ak Mar Dieng. ñii di yëngu ci xeex ak yelleefu doomu aadama yi ñooy sàkku ñu génnee kaso Mohamed Khatir mi nga xam ni ab blogueur la ca Mauritanie mi ngi ci kaso bi am na tey juróomi at. ndaje bi li ko waral tey mooy Amnesty International ak 32 autres organisations dañoo publier benn communiqué de presse ngir laajte autorité mauritanienne yi ñu bàyyi Mohamed Mohaïtir benn kenn koo xamante ne benn jeune boo xam ne da doon bind si réseaux sociaux yi Facebook. di wax waxu ak yelleef doomu aadama mais di wax tamit ci mbirum caste yi di naan ne ñiy utiliser l'islam pour justifier le fait que mu am ay tëgg ay ñeeño yooyu yëpp ñooñu defuñu lu jaadu. bu mu bindee loolu nag en 2013 dañ ko arrêté en 2014 bañ ko arrêté bàyyi nañ ko juróom benn weer boo xamante ne bàyyiwuñ ko sax mu sangu. bàyyiwuñ ko amul woon douche fi mu nekk ñu tëj ko ràpp famille yi mënuñu koo dis avocat am yi mënuñu koo dis. ak liñ ko teg loxo xeexkat yi jàpp ne rek dëppoowul ak yoon. dañ koy war a libérer ñuy xaar di xaar weer yi di jàll ba mu def at ni tey ñu gis ne Mohamed Mohaïtir kenn bàyyiwuñ ko. on est très inquiet de état de santé am. Mohamed Mohaïtir dafa feebar dafa war a gis docteur te ba tey autorités yi permettre ñu loolu. dinañ amal ab campagne ngir ñu génnee ko kaso ba noppi aar ko. am nañ yaakaar ne campagne bi ñu lancé dina tax ñu tontuñu waaye tontu bi gën a baax bi ñuy xaar mooy nañ ko libéré bàyyi ko mu nekk ci jàmm ak salaam ci wetu ay mbokkam. Mohamed Khatir am fanweeri at ak juróom mi ngi kaso ba tey ca béréb bu kenn xamul Amnesty International soobu ci xeex bi ngir ñu mën ko bàyyi. Suzanne Seck ñu àddu ci mbiru politique ñii di waa AFP ñoom dëggal seen taxawaay rek jàppale ki nga xam ne
mooy njiitu réew mi Macky Sall loolee ñu xam la ko gannaaw seen réunion bureau politique. ci loolu nag gannaaw li nga xamante ne rek fas nañ ko yéene def ci mouvance présidentielle bi ñuy sàkku ci kilifa yi ñu gën a indi leeral ci lépp lu aju ci pétrole ak gaz ak li nga xamante ne rek mooy li ñu jële ci suuf si Habib Seck teew seen ndaje andi ci ak yu subaru fësal kàggu gi ñeel wàllum mbind mi jotagul benn yoon secrétariat exécutif bu AFP xamle li ni mel ñoom ñooñee daje woon ci seen bureau politique gi tax na itam ñu gën a fësal seen ànd ak njiitum réew mi Macky Sall ngir falaat ko ci atum 2019. fichier bi kan nga koy jox te il y a des candidats à la candidature bés bu nga xam ne conseil constitutionnel valide na candidat yi ñu xam ni diw ak diw ñoom ñooy jongante le 24 février bu boobaa le fichier sera disponible. ci candidat yi nga xam ne ni ñoo war a jongante. mbiccoog mbaaloo gi ñeel wàllum contrat ci li ñeel wàllum pétrole geeg mine gi AFP ñoom ne ujjëg politique gi dañu war a gën a mën a saytuwaat laataa rek ñuy yëkkati ay kàddu jëmale ca wàllu woowee. xam nga opposition bi dañu amul ci lu ñuy jafandu soo amulee lenn loo jafandu lu ni xuy rek nga am loo xam ni da nga ko ciy wax te ñi ciy wax ñëpp waxuñu ci dara loo xam ne nii yenn na mana parce que contrat yi publier nañ ko gis nañ ko xool nañ ko yeneen yi ñu ciy wax nag dafa am loo xam ne nii jiitu na loo xam ne président Macky Sall mi ngi fóon. parti Moustapha Niass gi ñoom ñooñee di gën a ñaax njiitum réew mi ngir rek mu gën a wëyal ay liggéeyam ci li ñeel wàllum gouvernance ci ni mu gën a leeree. le secrétariat politique encourage le président à continuer dans suñu bureau politique bi ñi ngi gën a ñaax njiitum réew mi Macky Sall ngir rek mu gën a mën a wëyal yoon gi nga xam ne nekk na ci waaye tamit muy jëfandikoo lépp luy règle transparence ci li ñeel wàllum industrie extractive yi. que le président auquel le Sénégal a déjà adhéré. di xaarandi congrès ga nga xamante ne parti googe dana ko am jigéenu parti gi ñoom fas yéene amal ab mobilisation ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru novembre gi ngir rek mën a dajale bépp composante bu boobuleeg parti. République démocratique du Congo ak réew Sénégal fas yéene wéyal seen àndoo loolee ëju ci li nga xam ne rek mooy jëflante ngir loolu lay gën a yomb nag jot nañu xaatim ay convention yoo xamante ne rek day yombalal ñi nga xam ne rek ñoo fekk baax ci ñaari dëkk yi kenn koo xam ne rek am nga yéene ñëw Ndakaaru wala nga dem foofee sa Kinshasa doo ci am benn jafe-jafe loolu nag jot nañ ko xaatim ci taayu Maymuna Njaay ànd ci ak Modou Diop. seen lim toll na ci juróom-ñetti convention yoo xam ni ak ay accord yoo xam ni diggante réewu Sénégal la ak réewu Congo tëralin yi ñu nas nag bëgg nañu mu gën a dooleel jàmm ji yoon gi ak yoonal gi ak wàllu kaaraange lii moo ndar kàpp ñeenteeli session bi nga xam ne ñaari réew yi séqoon nañ ko fii ci Ndakaaru. accord général de coopération. accord de coopération militaire. li ma ci mën a lim rek mooy accord bi nga xam ni dina dem ci lu ñu duppee wàllu coopération militaire am na foo xam ni tamit dañ ciy wax bu baax ci wàllu aada ak cosaan am na foo xam ni pàcc boo xam ni dañ koo jagleel rek li nga xam ni mooy yoon ak yoonal. jëwriñ bi ñu dénk affaires étrangères ci réewu Congo moom li mu bëgg rek mooy lépp liñ fi xaatim ñu dëggal ko doxal ko ba mu mat. Cette quatrième session de notre commission mixte. ñeenteelu session bu suñu commission bi nga xamante ni commission mixte la moom nag may nañu rek ñu daal di xoolaat li nga xamante ni moo ñu lëkkale ñu ngi kontaan itam ci mboolem résultat bu ñu am di woo ñëpp rek ñu sóobu ci bu baax a baax def ci seen engagement bu mat sëkk. réewu Sénégal ci kàddu maître Sidiki Kaba ñoom lu ñu bëgg rek mooy ñu topp liggéey bi wante it ñi nga xam ni seen xam-xam màcc na ci. ñu topp liggéey bi ndax mu yomb ci ñoom. J'engage les experts des deux délégations. maa ngi wookoon ñi nga xam ne ñoo di experts yu ñaari délégation yi ngir rek ñu wéyal waxtaan woowee nag kon ni ñu defee liggéey yi ci diggante ñaari dëkk yi mën na wane rek li nga xam te ni moo di njàmbarte bi ak vitalité bi am ci diggante ak Dakar Brazzaville. dig daje 2020 bu boobaa dinañu dajewaat ca Brazzaville bu ko defee ñu xool ana liñ fi nas fan la toll bu ko laajee ñu jubbanti. mu nekkoon diggante réewu Sénégal ak réewu Congo Brazzaville ñu wax ci wàllu diine ak gàmmu Ndiassane jamono ji nag taalibe yaa ngi koy waajal bu baax a baax at bu nekk ay mbindeef yu tàkku dinañ fa teew ba tax na nguuru Sénégal amal na ci ab ndaje rek bokk kook ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi
li leen tax a jóg mooy def seen kem kàttan ngir lépp lu aju ci wàllu courant ndox kaaraange wala sax wér-gu-yaram mën fa mattandi ci loolu nag Aly Ngouille Ndiaye fësal na ne nag nguuru Sénégal dina ci def kem kàttanam ñu teewlu ko ci micro Aïssatou Gueye ba. ci wàllu wér-gu-yaram donc jàpp nañ ne par rapport ak ambulance yi ngeen demandé woon dinañ ko yokk par rapport ak enveloppe bi ngeen demandé également sur l'enveloppe de 10 millions les 9 c'est déjà acquis on va demander à relever à 10 millions. Service d'hygiène à ce niveau il n'y a pas de problème pour l'ONAS donc on est d'accord sur pour le moment en tout cas 4 camions pour 4 jours ils vont peut-être on va voir éventuellement ndax mën nañ ko yokk bon pour également les édicules puisque c'est un problème qui est ancien je pense que là on va aussi saisir directement le ministre pour demander quand même de régler définitivement ce problème parce que ñoom ñoo ko doon gérer pour wàllu électricité bi normalement il y a pas de problème je pense que tout est pris en charge pour wàllu ndox bi également on retient li ci am solo les 78 points pour la communication Sonatel également a pris des engagements la sécurité également la gendarmerie prendra toutes les dispositions les sapeurs-pompiers également je pense qu'il n'y a pas de problème. ñu egsi ci mbiru tàggat yaram ak li nga xam ne moo dox diggante StarTimes ak waa Excaf Télécom mu mel ni ñoo xam ne rek bokkuñu wenn kàddu li ko waral waa Excaf ñooy sàkku ci kilifa yi rek li nga xam ne moo nekkoon convention wala partenariat bi ñu signé woon diggante Ligue sénégalaise de football ñu neenal ko li ko waral nag ñoom dañu jàpp ne rek dafa bëri loo xam ne da ci laxasu te dese leer jamono ji nag waa CNRA ñoo sol seen dàll bëgg a def seen kem kàttan ngir jàmm mën a dellu si seen diggante ñu teewlu ci loolu président CNRA di Babacar Diagne ci micro Modou Fall. waa StarTimes ñëw nañu fa dañ leen attention lii ak lii du noonu lii ak lii tamit baaxul ñu tam ci ak ñun dañu am kayitu ñuy envoyé sama directeur de cabinet Matar Sall mu ngi jot ay kayit fi mu nekk nii jóge ci chinois yi jóge feneen ak feneen daal ñu ngi liggéey lii am nag mooy bu mujj bi ngeen dégg ko mooy diggante StarTimes ak fédération sport bi. léegi bi ak ñoom Sidi jot nañu plainte Sidi président Saër Seck woo na ma lu mat ñaari yoon bëgg ma gis toog wax tamit ñoom ci seen wàll ñoom pourquoi ñu signé lii ak luñ ciy xaar ak ñu expliqué leen situation bi ni mu demee loolu tamit neex na ma lool ndaxte mënoon na toog rek man ma jëm ko convoqué mais président Saër Seck moom moo woo di ñëw dama seeti incha allah suba wala gannaaw suba dinaa ko woo mën ñu toog ndax lépp li fi am rek comme problème mën nañ ko pencoo waaw mën nañ ko pencoo waxtaan ci gis ci bunt bu mënee am bunt bu mënul am bunt ñu dem ci yoon. ñu desandi ci mbiru football ak Ligue 1 ñu koy waajal nag ci semaine bi AS Pikine AS Jaraaf US Gorée Ñaari Tali Mbour Petite Côte war a taseek waa Teungueth FC Casa Sport tamit ak Stade de Mbour di ay match yoo xam ne rek ñëpp ñu bëgg football ñu ngi koy xaarandi bu baax a baax ay affiche yu am solo journaliste bi di Sadibou Cissé di ñu ci jàngatal li nga xamante ne rek noonu leen la ko gisee ñu teewlu ko ci micro Cheikh Sadibou Diarra. donc Jaraaf day dem foofu avec un esprit revanchard parce que pratiquement année yëpp gagné wu fa donc muy nekk match boo xam du lu yomb parce que ñoom ñaar yëpp ci match nul lañ jógee donc ku si nekk da ngay fexe am sa première victoire Génération Foot ci victoire bu am solo la jógee ci Diouroup ci Kaolack mook Sonacos gagné ko fa 3-1 donc day bëgg confirmer à domicile. waaw premier match bi muy recevoir muy tase kan Linguère bi nga xamante ni match nul la jógee ci dëkkam daaw boo seetloo Linguère dafa dem tenir ko en échec 0-0 lañ fa def donc match la boo xamante ni du yomb mais boo xoolee premier match am daf ko gagné victoire bu am solo donc psychologiquement ils ont fait une bonne entame donc muy taseeg Ñaari Tali bi nga xamante ne nii ci match ni la jóge Saint-Louis moom aussi tamit jële fa point bu baax di football di recevoir léegi désormais ay matcham
stade de Mbao d'ailleurs ils ont promis que ne lañ doon def Demba Diop moom lañ bëgg a def Mbao maanaam indi supporters yëpp ñu ñëw. Teungueth FC mooy leader jóge ci victoire bu am solo 3-0 ñu gis ne bon def nañ début bu baax donc di taseeg Mbour Petite Côte bi nga xamante ne nii keroog ñëpp gis nañ contre Jaraaf deuxième mi-temps bi ñu produire donc foofu aussi tamit ñu ngi fay xaar match bu am solo. kii dafa bëgg a confirmer kii dafa bëgg am première victoire am peut-être mën nañ ne seen première défaite bi ñu jógee faux pas la parce que man j'ai suivi le Casa Sport seen préparation bi ñu def mais am nañ équipe bu baax boo xamante ni nii ren il faut que ñu xaar ko. muy suñu ñattangoo Sadibou Cissé journaliste bu nekk quotidien Record yegg si nañu ci xëtu yéenekaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Salimata Diaw l'Observateur nee nañu tey la ñu ko yàttee ci tribunal bu Pikine bil yéenekaay bi mooy ndaw si ñu takkaloon wujju mu ko wujju wa jël jaasi cor ko ba yaramo yàqu yéenekaay bi nañu wujju wa ñu naan ko Oumy Diop ba ñu ko fekkee ca lalu l'hôpital ba mu tëdd nit li ne leen ni mbiree demee nee na ba ñu ko takkee ba ci ëllëg sa ca la ko Salimata Diaw ne jàkk ne ko xalaatuma bokk yow kër gi baa ñu naan ñi ngay wujje li fekk reyu ma la du ma am jàmm li fekk faatuwoo du ma am lu ma neex Oumy Diop ne am na benn bés boo xam ne buntu armoire am la wekki riir ne daf ma koy dóor yàlla baax ba fa suñ jëkkër nekkee moo ko tëyee ñoom ñaar sax jotoon nañ faa nekk di jàppante ngir bañ histoire nag tax ma génn kër ga demoon suñu kër toog fa benn bés ma xëy di jëndali sama papa ndékki mu dogaale ma ak jaasi dóor ma ko ma daanu mu tiim ma di ma ko cor l'Observateur nañu nday mbili ji di Salimata Diaw li mu wax enquête kat yi ay wax du ko gën a garaaw ndax nee na leen bi ma yégée ne mook sama jëkkër dañuy doxaanante ci laa ko eenalee maa taxaw xaar ko ci mbedd mi ba mu romb ma song ko cor ko ay jaasi te nag dafa am sens dafa rëcc ndax rey ko la bëggoon xel xalaatul may wujje ak moom keneen ku fi déggoon waxi wujju ba tax mu tàggoog sagom di ndaw si fi taaloon jëkkëram ca Maris kër ga ñu dëkkoon ca Maris ka moom kër ga ñu naan ko Adama Amar mi ngi wax ci Vox Populi la mu xam ci histoire ba nee na leen li indi coow li ndaw si rek moo ko mën a wax li mu xam ba xam ko daal moo di Xaadim Njaay bi muy tàkk cëb taxi la ñu ko dugal yóbbu CTO ndax woo nañu pompier waaye jotuñu leen man mii di wax ak yéen dem naa ba ca caserne Malick Sy di leen ko wax di leen wax ne ba yëfee xewe woo nañ leen waaye jotuñu leen ñu ne du ci ñoom ci Sonatel la dañoo amoon problème mu réseau Adama Amar ne bi Xaadim Njaay di tàkk di wut wàllu locataire bi ci suuf maanaam ki ci rez-de-chaussée bi la dajal moo ko doon xëpp ndox ginnaaw bi ca la ñeneen ñi ñëwee jàpp ci ku ñu jàpp keneen Vox Populi nee na ñoom mooy ndaw si amoon doom bu nuppi rey ko ca jaxaay de ndaw soosee feeñ na jëkkëram moo ko feeñal càcc ga woon ca poste finance libération nee nañu léegi tey mu feeñ ay millions yu bari la ay trafiquant trafiqué woon ba jël ko ca poste finance enquête ba ñu cey def journal bi xamal nañu ne tàmbali naa jur aslëf ne ci la ñu xamee sax ne xaalis bi ba ñu ko détourné jaar na ci ay compte yu bari coow lu bari li woon ci contrat d'affermage bu ndox mi Sud Quotidien nee nañu am na lu ca yees ndax ARMP di autorité de régulation des marchés publics teg na tànkam ca marché ba journal bi bind ne ARMP freiné na Mansour Faye ministre hydraulique ministre budget di Birima Mangara moom la Sénégal kay xëy fësal ci xëtamu njëkk bor bi ñu ne état bu Sénégal da koo amel établissement supérieur d'enseignement privé te ñu ne bor bi toll na ci fukki milliards ak ñett bor boobee le ministre des finances bëgguñu auditer ko càmbar ko ba mu leer laata ñu koy fay journal bi nañu waxoon nañ leen ko ci weeru février waaye taxuloo ñu def ko léegi nag ministre budget Birima Mangara ñëwaat na bindaat Mary Teuw Niane ministre enseignement supérieur ngir ñu auditer bor bi El Hadji Malick Gakou bëggut a dégg yaa ma amel l'Observateur xëy bind ne njiital grand parti gi di El Hadji Malick Gakou joxe na caution ngir présidentielle yi 2019 yi Gakou mooy candidat bi njëkk a joxe caution la Sénégal xëy dëggal xibaar bi Vox dem sax ba dañu xamal ne fanweeri million xobet la yëkkati dem joxe ko waa caisse dépôt et consignation anki dina kay xëy ab gëstu ci màgget yi jeexal ci wàllu politique ba noppi di bañ lo journal bi boole kook photo Abdoulaye Wade photo Moustapha Niasse ak photo Ousmane Tanor Dieng yéenekaay bi nañu yëf yi dafa law sax ba yegg ci assemblée nationale ndax ci téeméeri député ak juróom-benn fukk ak juróom ya fa nekk ñeenti jeune rek ñoo fa am njiit réew mi Macky Sall Cheikh Sadibou Diop xëy na ko sànni doj wu rëy ci la tribune Cheikh Sadibou Diop mooy porte-parole mouvement gëm sa bopp nee na kii di Macky Sall ñàkk sérieux gi mu ñàkk sérieux ci loolee rek la sérieux maanaam ci gàttal Macky Sall sérieux wul. Mamadou Mouhamed Ndiaye cant ak ngërëm ñeel na la yéen tamit naka noonu ci kóolute beeg safo bi ñu ngi leen di ñaanal kenn lu jàmm di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf.